mandat bu boobaa ñu xam ne constitution moo ñu ci tënk mais buñ ci constitution bi tënkul ba pare ñuy def loo xam ne nii mi ngi jariñ Louga ba pare waa Louga di renouveler seen confiance ci ñun man yaakaar naa ni bu boobaa amuñu luñ ciy daw le xale yi naan duñ ci daw saala yaay deer bu boobaa amuñu luñ ciy daw. gis na ni premier mandat moom parce que 5 ans la leen joxoon mais gis nañ ni vraiment président Macky Sall may na leen yokkale leen sa 2 ans yoo xamante ni bokkul woon si li nga xamante moom mooy liy tënk maire si wàllum administration ak li si aju mais nag on passe parce que déjà passé nañ ko ban duggaat si li nga xamante mooy deuxième mandat yi premier mandat bi est-ce que tax na li tax Louga wóoluwaat ko pour que ñu joxaat ko maire bi ndax gis nañ ni ndaw ñi daan nañ réclamer li nga xamante moom mooy li jëm si wàllum éclairage public zéro parce que dañoo bàyyi ba élection yi jub gars yi taal lamb yi voilà gis nañ li nga xamante ni moom mooy wàllum tali yi baaxul ñu bàyyi ba li nga xamante mooy élection jub si na mooy tali ba bu nekk si biir marché bi ak bii dem booru gannaaw raay boobu mu profité defaraat ko ak li nga xamante ni moom mooy li jëm si li infrastructure yi parce que Moustapha Diop bu muy yóotu maire yi 2014 waxoon na si dana créer ay entreprises kii ay sociétés yu mag yoo xamante ni ay usines yu mag pour jël ndaw ñu dugal leen fa pour créer li nga xamante moom mooy emploi ci ndaw ñi gis nañ ni loolu lépp ci premier mandat bi France daani xëy deeb ndax yaakaar ngeen ko di ngeen ko organiser ci li nga xamante mooy dernier mandat bi waaw sax ci deuxième mandat waaw bàyyi dem ba man damay yow li nga wax nii damay wax danga naan ma danga naan dama lay dama mu la mënoon laaj dama naan la est-ce que ñu ko wax réellement Louga leen dëkk mais bien sûr waaw kay waaw pardon parce que bu fekkee ne li nga wax ni wàllu infrastructure wàllu éclairage yooyu yëpp nga wax ak Louga fi mu toll nii man amul fenn laa wax ni je peux lancer un défi à quiconque que ce soit mu ni ma fii de boo fa demee guddi day mel na ni mais les quartiers périphériques là aussi que tamit am quartier périphérique yi laa leen njëkk a commencé amuñu lu dul Médina Salam 1 2 3 Médina Gara Touba Seras foo ca dem moo gën a leer sa koñ foo ca dem moo gën a leer sa koñ te lépp ci premier mandat bi waxantuma nag su la neexee caméra nga yor. mais guddi tey pardon. bu la neexee caméra nga yor guddi tey ñu jël caméra bi ñu àndandoo ñu dem. pour wàll la xam nga des fois non waaw kay xam nga des fois nit ñi dañuy jàpp ni ñun ñoo ngi centre wu si centre ville bi rek ba nit kiy toog si centre ville bi di wax naan sancaan yaa nga lëndëm sancaan nii la mel amuñu ndox amuñu dara xoola di nax nit ñi. loolu fokk ñu koy moytu. bërki démb dama nekk ci benn station rajo am benn waa ji wax naan marché baa ngi tilim ma ni gars yi buñ paree nan taxaw ci balcon bi ñu xool marché bi mais biñ paree j'ai eu raison sur lui parce que biñ paree biñ xoolee marché bi billahi mën nga faa toog naan ataaya di wax ni kon nan bàyyi intox boobu ñuy def ci nit ñi di wax ni Louga le ministre maire li tax ñu joxaat ko deuxième mandat ça veut dire que ni dañoo renouveler suñu confiance yi moom lam ñu waxoon da ko def di la wax ni gis nga tali bii jaar ni sama buntu kër avant Tafa Diop di ñëw ay kamba fi nekkoon benn jigéen mënu fi woon a am doom ñëpp a doonoo avorté ndax yi secousse muy avenue Samba Khary Cissé bi avenue de la gare bi jóge woon na fene rond-point gare Touba jëm ci gare bi jaar buntu mairie gis nga ni mu meloon xam baax na avenue gouvernance ñun ban ko xamee mooy tali bi jaar buntu kër Aminata Mbengue Ndiaye ñu doo judd rek fekk fa loolu du woon sax ab tali moom kenn xamul woon lu mu doon tey jii yaa nga fekk ñu tali ko ba pavé ko avenue boulevard Abdou Diouf gis nga ni mu mel xam baax na boo jëlee corniche bii nga xam ne ni moo jaar nii jaar Samba Top continuer dem Zawiya ba dem gaar Touba ba dem Touba Seras wëlbatiku jaar Médina garage nga xam boo ko xoolee rek boo ko nattoon ci longueur ëpp na léegi mën na 11 kilomètres xam nga loolu yëpp pardon loolu yëpp nit mu nekk ay projet yoo xam ne nii le ministre maire Moustapha Diop doo ko porté mu dugg biir Louga loolu yëpp nekk ay route bituné ñu ñëw taxaw fi naan Louga yoon yi mooy nii ay raccourci moo des mais route principale yi nga xam ne nii am laaj na ko xam baax na ba pare tamit di la wax ni dañoo génn si nawet te xam nga ni biir nawet kenn neexul nga ci tali mu loolu arrêté woon projet yu bëree bëri di wax ni kon nit ñi nan xam ni le ministre maire Moustapha Diop yéene bi mu am ci Louga ak li nga xam ne ni confiance bi nga xam ne nii Lougatois yi am nañ ko ñaanuma yàlla te moom ñaanul yàlla mukk xoola tas boobu yaakaar beneen bi si topp si boo jëlee si wàll côté santé liñ ci def amul benn maire bu ko fi mës a def
baaru yéen Touba Seras bee ngeen di ndamoo. Medina Garaas Kër Serigne Louga dem machine hémodialyse fii nii nga xam ku fi daan def dialyse danga daan dem Saint-Louis Thiès wala Dakar hôpital Amadou Sakhir Mbaye district bi fii lim ci def ci Covid bi mu ñëwee ci côté sanitaire lim fi def plus de 25 millions mu ñëw ñaari yoon mu indi fi ay conteneurs yoo xam pour juste pour jàppale waa Louga la. di wax ni loolu lañ doon xaar ci moom duñ ko glorifié wu nekk xam nga la man ñun bokk dan laa wax ñun ñu nekk ci kaw Tawaaju mënut a def ba ni doy na parce que lu mu def rek ñu doon koy xeebal waa Louga parce que yéene gi Louga am ci moom ak yaakaar gi nu am ci moom ba jox ko moom tamit il est conscient de cela xam na loolu de. moo tax mu naan la man Louga bu jaree ma dagg sama cër sax ma dagg ko def ko bu jaree ma joxe loolu la daal wax mais cette fois-ci dafa ne bu jaree ma joxe sama bakkan dama koy def parce que xam na ni ba léegi mënul bu la delloo waa njukkal waa Louga parce que ki la joxaat la kooku loo ko mën a jox rek des na. mais di wax ni xoolal le ministre Moustapha Diop. gis nga bi mu ñëwee dafa régler problème yu bari. mais marché bi bokk na ci problème parce que marché maa ngi leen fi ñu denc. marché bi. poisson bi voilà marché poisson amul problème amul ko gis nga nit ñi dañuy wax marché poisson bu fekkoon dafa am problème mu assainissement boo rombee ci buntu marché bi da ngay gis ndox mi wala ngaan amul pour vous dire li ma la wax lu leer la loolu li ñuy wax amul. marché poisson amuñu problème mu assainissement gis nga les balayeurs chaque jour que jëfee dañuy dem di bale mais bu fekkee ni moment bi nga xam ne ni nit ñoo ngi liggéey parce que buñ fàtte ni à partir de 14h fekk nit ñëpp wàcc ci la balekat yi di ñëw bale mais boo xëyee bu toogee 1h nga ñëw nit ñi moment bi ñenn ñi soog a laal desul légumes yeeg yi ci des yëpp déchets yeeg yooyu yëpp juuge fa. nga ñëw yor sa caméra ni damay filmer marché bi wala nga bàyyi ba dimanche jour repos bi nga xam ne moom la balayeur yi bayee nga ñëw jaar fa di am looy filmer bu boobaa da ngay naxoo waa Louga sa bopp ngay nax. mais Louga tilim na nag wax dëgg yàlla nag. sant na lool mbalit mi foo romb gis mbalit. non Louga dépôt sauvage yi amoon Louga fii suñ ginnaaw kër gi rek ay dépôt sauvage la woon foo daan tourné dépôt sauvage nga fay fekk biir gaar bi dépôt sauvage la woon. boo demoon jàmm gën la même chose fépp foo demoon Altieri Nord fii dépôt sauvage yoo xam kenn xamul nu mu toll. mais loolu ak le ministre Moustapha Diop bi mu ñëwee lu mu def dafa indi caterpillar indi ay camion gars yi toju roon ñëpp yóbbu ko ba pare ñu wut ay veilleurs yoo xam ñoo ngi xool ci loolu di wax ni kon benn santé bi ñuy wax ba te amul benn quartier boo xam ne nii xam nga la ñuy wax lenn rek la nit ñi jooy mu ni que camions yi wër di jël mbalit ñuy ñëw de façon très fréquente. ça veut dire que ni peut-être tous les jours ou bien wala pour tous les 2 jours. parce que jumtukaay parce que waaw kay mais ramassage bi da ngay gis foo xam bu ñu fa jaaree tey danañ toog 2 jours après ñu toog faa jaar. te wax ni kër yi léegi kër yu mag la. te mbalit surtout ñun ñoo koy produire mais mënuñu dëkk ak moom. xam baax na wa di wax ni loolu la nit ñi di jooy mais boo gisee ni oto mbalit yi duggee léegi si koñ bi amuñu ko woon noonu. mais affaire insécurité bi am si dëkk bi comme li nga xamante mooy sàcc bett jur gi maanaam li ñuy wax vol de bétail ak yi. non xam nga loolu parce que gis na ni dafa gën a bari. si dëkk bi ak li ko wër yëpp bëreetul. bien sûr parce que toujours gars yi ñu koy non bul wax toujours bu ma tey jii rek dem naa gendarmerie. def constat bi mais gis naa ba tey sàccum jur gi tey la gën a bari. mais bu sàccum jur bu bëree léegi xamal ni ñu ko ëpp bëccëg lañ koy jël xam nga bëccëg souvent buñ la rombee ngay daax sa yëfi jàmbur. bu fekkee ni si milieu boo xam ne nii peut-être xamuñu ñan la dañuy yaakaar ne sa yëf la. nit ñi toog nan ñun gis nañ ku taxaw ku toog di bëgg a jàppaloo borom bëyam naan ko jàppale moom ma dugal ko ci taxi bi. yii samay bëy la maa ngi ko jëlee fekk borom bëy bi lay jàppalo pour walla nit dafa am ñoo xam dañoo am fit sàcc bi ci ëpp bëccëg la mais bu fekkee guddi la. lu la seen ngay dàq nit ñi daan la intercepté parce que guddi du mbirum du kenn du si sàmm. di wax ni. Louga bu guddi jotee day mel ni bëccëg te loolu tamit. tax na ni liggéey Moustapha Diop maire la tax na sàcc kii waay non bu dul Moustapha Diop xam la lampadaire yi nga xam moo koy jënd. mais loolu lampadaire yi vraiment. waxuma solaire yow xam nga ci solaire yi ngeen di bëgg a ñëw waxuma solaire yi. boo jëlee mbedd Altieri yi nii foofu amul solaire nekk fa. ay lampadaire la bëri. ñaata yoon lim fi jënd si lampadaire kenn xamul lu mu toll waxuma lampe panneau solaire yi ngeen di wax. lampadaire yi la ñuy wax mooy projecteur yi ngay gis ñuy tàkk ci biir quartier yi nga xam ne moo tax léegi kenn ñemewut a sax jege bundu këru jàmbur guddi. loolu ñu ko ci remercier di ko féliciter de passage di ko wax ni. bu mu ci teggi loxoom
bu mu ci teggi loxo. yéen est-ce que xalaat ngeen police municipale ndax tamit nag pour fexe xeex li nga xam ne mooy insécurité bi ak fexe organiser dëkk bi si ni muy demee si wàllum circulation bi fu sareet yi war a taxaw ak fu jakarta yi war a taxaw parce que da ngay gis ni ba événement jotee lépp koy ànd pëccoxo nekk si biir dëkk bi vraiment doo xam lii nii fii la war a jaar wala fii la war a jaar lu waay neex def est-ce que xalaat ngeen si jéemale ko si créer police municipale yoo xamante ni dana mën a régler situation yi. waaw xaw ma police municipale lay doon xaw ma dañuy renforcer encore davantage police bi fi nekk des éléments parce que tamit nun quoi qu'on puisse dire tamit xam nañ ni Louga yaatu na yaatu goo xam ne benn police sax tuuti na fi. voilà Louga yaatu na yaatu boo xam benn gendarmerie tuuti na fi. di la wax ni parce que Louga dafa màgg. dafa màgg carrément dafa màgg trop te police bi fi nekk neexu ba neexul ñuy leen di beral cant ngërëm di leen wax ni li nu mën yëpp ñoo ngi koy def mais Louga dafa diis si ñoom kon sur ce buñ mënoon a am beneen police muy police municipale wala comme li ma la wax rek ñu renforcer encore de plus d'éléments yoo xam ne nii jeune tamit ñu renforcer ko suñu police bi renforcer waat ko suñu gendarmerie bi danañu gën a yokk kaaraange dañu gën a yokk kaaraange parce que bu fekkee ni éléments yi doy na gars yi di def patrouille tous les jours guddi gu nekk ñuy génn di wër dana tax saay-saay yi ak defkatu ñaawteef yi mën a daw Louga. déggoon naa ci benn jamono ne ministre Moustapha Diop mi ngi xalaat pour wut ay caméras de surveillance pour mun ko def ci yenn lieux yi nga xamante ni yu xaw a am tuuti ab bakkane ci wàllum am nekkinam maanaam ci wàllum koom-koom li ci aju pour Louga pour mën a am benn kaaraange bi ci aju ndax loolu ni ma ko déggee noonu nga ko déggee askan tamit loolu tamit mi ngi ci dox ngir jëm ci ndax tamit nag Louga moom bu ñu sañoon nag comme ni ko Dakar mais am na quartier yu bari foo xamante ni vraiment caméra de surveillance yi mi ngi ci mbedd mi nga xam ne léegi nit ki même bu defoon tey dara bu ñu xëyee ngoon wala suba mën nañ gis li nga xamante moom mooy jëm nit ki xam nit ki lii moo nekkoon intention ba mën ko teg loxo. waaw di wax ni Demba jamono moo dox. te dafa dox ba Olof Njaay naan nuru sa baay nuru jamono da ko gën kon bu fekkee jamono dafa dox fokk ñu doxe noonu. comme ni nga ko waxee bu fekkee le ministre maire Moustapha Diop. dafa envisager def des caméras de surveillance. loolu pour répondre normes yi nga xam ne ni foofu la jamono toll parce que di la wax ni tamit dafa jot ay places yu mel ne tey ay places civiques mairie ak certains lieux yoo xam ne marché ba surtout marché suñu marché yi xam baax na ñu def fa ay caméras de surveillance parce que loolu tamit dana yokk ci luy aar bërëb yi mais luy aar tamit nit ñi parce que man jàpp naa ni jamono toll na foo xam ne nii fépp fu nit ñi nekk de façon fréquente rek war nañoo fa mën a am ay caméras de surveillance comme ni nga ko waxee boo demee Dakar waxuma la biir Dakar sax mais boo demee ba Kër Massar sax boo fa demee da nga fay fekk ay mbedd yu mag yi yenn rond point yi boo fa ñëwee da nga fay fekk ay caméras de surveillance yoo xam ne nii c'est juste pour régler des problèmes nit ñi kon pourquoi pas à Louga a mérité plus que ça. lan mu ngay ni yaakaar wala lan la waa Louga di xaar ci ministre Moustapha Diop ci li nga xamante mooy deuxième mandat ñi nekk ci ay projet yoo xamante ni war na koo naal jëmale ko ci askanu Louga. waaw comme ni mu wax rek nee na lu ma def moom weesu na loolu fi mu toll ñun ñooy s'attarder wu di rappeler wu fi waay di revenir sur son bilan di wax ay réalisations yi mu fi def. xam baax na mais moom pratiquement yooyu da ci génn na ci pare na ci di wax ni fi mu toll dafa am leneen lu mu dëgmal lu nekk ci kanamam comme ni mu ko waxee nee na de toute façon lu mën a am mandat bi dana def de telle sorte que jeunesse bi dañ ci gis seen bopp parce que bi muy def caravane bi mu gëstoo xool ci kanam ak ci ginnaaw à perte de vue dafa gis benn jeunesse bu engagé boo xam ne nii topp ci ginnaawam di ko wax deuxième mandat ñooñu fokk mu njukkal leen te man xam naa ni c'est un homme de défi gis nga xanaa lu mu waxul mais lu mu wax dana def de tout ba nga xam ni loolu mu wax dana ko jëfee di wax ni Louga wóolu delloo nan ko waat seen confiance renouveler seen confiance. lan ngeen xalaat kon ci Cité Watèle course ba ak yenn bërëb yoo xam ne waaw Cité Watèle loolu maquette bi génnoon na
maquette bi génnoon na. ndax Louga benn stade la am te stade régional la. wala départemental la ko mën a waxee sax. Cité Woteel maquette bi génnoon na dama xamul fan la projet bi toll. pour bañ ci avancer xaw ma fu projet bi toll mais pour ñu def ko benn stade multifonctionnel. parce que maquette bi man gis naa ko samay bët gis naa ko. di wax ni te loolu ñu ci xalaat pour def ko yaakaar naa bu ñu ko defee dana nekk njariñu Louga yëpp. surtout njariñu municipal bi parce que loolu du yëfi Tafa Diop. su ko defee benn stade multifonctionnel nga xam ni pratiquement lépp a fay nekk boobaa c'est la municipalité qui gagne. parce que tamit Tafa Diop comme ni nga ko waxee il n'est pas appelé pour être maire durant toute sa vie. il a peut-être am na yeneen ambition am na yeneen vision. xam nga la te tamit am na équipe boo xam ne nii tey jii mën na bu fi mën na jug jox wala keneen ñëw toog continuer sa vision. bi nga xam moom la am ci Louga. kon di wax ni moom c'est heureusement ba mu xamee loolu. di wax ni ñun daal li ñu koy wax que ni Louga comme li nga xam moo fi des ci ay tali ñu war ko defar na ko àggale. li mu wax ni tamit dana def de telle sorte que bii pa agropole nord bi Louga dana fi bénéficier wu benn usine boo xam ne nii dana ko def ci montagne extension bi jéem a ibbi tamit ancienne usine bi nga xam moo fi nekkoon muy Soteska. loolu bu ko defee dana gën a mën a jàppale ndaw ñi. ba nu gën a mën a am liggéey. parce que tamit nan xam ni Louga bu ñu defalul loolu tamit dana pratiquement dana xaw a métti ci jeunes parce que amuñu des fois foo xam ne nii fa la ndaw ñiy demee boo xool moo tax li ci ëpp ci loolu ndaw ñi luñ ko doon ñaan ay Jakarta ci loolu tamit duñ ko ndaw yi ñaan ay Jakarta jënd fi ay plus de 300 500 Jakarta jox ko jeunes yi mais xam na ni loolu tamit boo si bëggee di faj say soxla di si jàppale ndey jàppale baay wëlbatiku bëgg ko entretenir des fois day métti indi na fi ay moto tricycle mais loolu yëpp li gën mooy lim ñu mujjee wax. mooy danaa ibbi usine yi loolu bu amee. daan xam ni bu boobaa ndaw ñi dañ ci gën a gis seen bopp. pour walla que le ministre maire Moustapha Diop dafa am vision bu yaatu ci Louga di wax ni waa Louga nan bañ a déglu yàqkat yi te xam ni fii ñu toll nii bu neexee suñu borom lépp lu mu mbëbët def ko ak équipe municipale bii ma gis jàpp naa ni cette fois-ci buñ demee bay jeexal juróomi at yi nga xam ni moom lañ ko jagleel. danañ xam ni le ministre maire Moustapha Diop ce n'est pas n'importe qui. monsieur Moustapha Seck jërëjëf malgré waxtu bi mi ngi dem lu bari waaye nag sunu question yi dafa des lu bare xam naa buñ ko continuer fii mën naa dem parce que war na mën a waxtaane lan moo ko dikkal ci xelam ba tax mu jël li nga xamante moom mooy place bi tuddee ko ay sunu kilifa yu baaxee même ba ci place maire bi aussi tamit aussi que mu tuddee ko ay kilifa yi gën a baax ci dëkk bi war nañ ci mën a dikk war nañ mën a dikk tamit ci manque d'eau yi nga xam mooy faral di am ci koñ yi ndax gis na ne nit mën naa tabax toog lu yàgg ndox door agsi te loolu gis na ne problème bu réerée la même ba ci courant sax ak yi ci aju yëpp nga xamante ni normalement loolu war a jiitu laataa ni kiy dëkk mais gis nañ ni nit ki day dem dëkk toog xaar at ñaari at ñetti at di door di jot ndox wala jot courant wala li ci aju gis nañ loolu lépp problème la ak yeneen yi nga xam boo doon mën a dëkk tamit ci foncier gis nañ ni Louga am na problème suuf lool comme ni ko yeneen dëkk yi amee mais loolu lépp parce que jàppal bàyyi amoon na ci doxoon ci diggante waa Louga ak waa Ngidila ndax am na loo xamante ni Louga jël nañ ko ci espace u Ngidila am na loo xam Ngidila jël na ko espace Louga mu indi woon coow loolu ci diggante ci ñaari communes yi loolu lépp war nañ ci mën a dikk xanaa damay ñëw directement rek si li nga xamante ni mooy xam naa ni sama daanaka avant dernière question sax ndax war nañ mën a waxtaane ci lu bare seen choix yi ngeen def si li nga xamante moom mooy élection yi surtout installation yi Thioro Ndiaye Diong vraiment gis nañ ni dafa ñëw jël place am bu baax a baax si li nga xamante moom mooy si mairie bi d'abord choix yi naka la demee ak tamit nag lu tax ngeen choisir ko moom en tant que Thioro Ndiaye Diong. waaw avant may ñëw si Mama Thioro dama lay wax ni si choix yi mu porté si nit ñu baax ñi nga xam ñoo nekkoon Louga ku mel ne suñ papa la Djily Mbaye nga xam ni ku wax Louga wax ko c'est un monument ici à Louga nekk nit boo xam ne nii li mu def Louga waxuñu nit dana ko def de mais nit mën na ko jege mais nit du ko sax seen kon ne hôtel de ville fi nga xam ni lépp képp ku dëkk Louga rek sa lépp a nga foofu noonu ça veut dire dañ koo delloo li nga xam ne nii moo ko moom suñ papa Massoud Bouna Ndiaye nekk benn monument tamit fii Louga
nekk tamit nekkoon na maire aussi nekk fi maire tamit ñu tuddee ko place civique bi jàpp naa ni choix yooyu amul kenn ku koy laam-laamee ba pare tamit ñu am fu ñu jëlee Louga ak fu ñu yóbbu Louga centre socio culturel bi nga xam moo nekk fee ne boori gouvernance nga xam ni dama ko ciy remercier man parce que sama papa la ko tuddee xam nga loolu loolu bu la ko nit defalee jàpp naa ni deselu la dara lu toll ne bâtiment bu toll noonu ñu jël ko pour Louga gi yëpp ñu tudde ko sa wayjur loo xam ne nii du lu mu waxtaanee man du lu mu waxtaanee suñu famille lu mu waxtaanee leen xam ne suñu baay liggéey na ci culture loo xam ne fii Louga yóbbu Sénégal foo xam ne ci culture parce que bu ñu fàtte ni festival international de la jeunesse à Helsinki en 1965 sama papa ko tëgg kon ba muy nekk ambassadeur Louga di ko nekk Sénégal loolu di représenter Louga partout dans le monde kon loolu yàgg na parce que 65 loolu du tey di wax ni kon yooyu noonu bu ko porté bu ko jëlee def ko tuddee ko suñu kilifa yu tedd yooyu noonu dañ ko ci sant bu baax di ko gërëm di wax ni te xam naa ni amul benn doomu Louga waxuma la doomu Louga mais képp ku ko dégg ci àdduna bi da ngay rafetlu loolu. beneen bi ci topp mooy choix bi nga xam ne nii porté nañ ko sunu maman Thioro Ndiaye Diong. di wax ni choix boobu tout Louga gi yëpp ñoo ko d'accord Louga gi yëpp ñoo ko d'accord keroog ci vote yi gis nga ko que Louga gi ñëpp képp kuy conseiller nangul nañ ko place boobu noonu pour walla rek que ni Tafa Diop dafay amaat ci dëgg ci ñi nga xam ne nii dañ ko doon bañ ba génn ci parti bi. ba génn ci parti bi dem di rejoindre yeneen mouvement pour wax ne nag kon Tafa Diop a eu encore raison sur eux. kon Moustapha Diop moom day xeex rek moom day combat rek. non du question combat xam nga dafa am loo xam ne nii gis nga nit cëram. moom da ko bëgg quoi. dafa bëgg di non jëflante. te pourtant que nag Aminata Mbengue moom muy xeex mais pourtant mënoon naa sukkandiku si vraiment di ko tarbiyu ndax Aminata Mbengue nu mu dee maman la nu mu dee bàjjan la war na ko nag vraiment jegeen bu baax a baax. Aminata Mbengue bu nekkee maman nekk bàjjan day joxe un bon exemple xam nga maman bàjjan boo ko nekkee. Aminata bi ñuy ñëw fii en 2013 di Tafa Diop di combattre ak moom boobu jàppoon na ni Aminata mënatu ko sax. parce que boobu ay tànkam baaxatul wér-gu-yaram mayatu ko. warta woon a sax déposer candidature. parce que boo yoree benn mbir ba sa doomi bopp koo xam yaag papaam yéen a daan ànd mu la daan jàppale ci politique baayam daan la fal daan bokk ci ñi lay fal ba tey doomam ñëw taxaw di laaj man société moi dama koy jox. du ma xëccoog moom mais comme amul grandeur boobu noonu. ñëw xëccoo ñu gagné ko mais nekk troisième personnalité de l'État Aminata wartu woon a sax dugg ci jiw ay affaire kii campagne municipale bi amoon da ci waroon a neutre parce que kilifa la léegi. mais daa bëgg a gagné base ba tey rek. oui ma li ko suñ borom may. dafa doy parce que nit bu la suñ borom may nga nekk troisième personnalité de l'État di jiite parti boo xam ne au niveau international foo dem ci nit a nga fa taxaw. y a des choses yoo xam ne waruñu ko ci woon a dégg. waruñu ko ci woon a dégg am na ñu ko ci taxawul parce que PS nekk dafa nekk parti boo xam ne nii du ce n'est pas n'importe qui moo ciy dugg. da nga ci daan dugg boo nekkee ndaw di dem école di parti ñu lay jàngal nan ngay waxee nan ngay doxale kon dem ba toll fi nekk man dama yàpp ni xam-xamu politique am mag moo ko bëgg a dab nekk mu commencé naax moo tax mu def erreur yi. voilà suwaay yow ban ndombal tàng la tappal si li nga xam ne mooy conseil wala li jëm si wàllum adjoint. waaw xam nga dama koy remercier Tafa Diop encore une fois ci nit am listam rek nga war a tànn 76 conseillers. ak Louga ni mu toll ci 76 yi booy xool 30 la moitié 36 yi. si je me trompe pas. 76 bi. booy xool moitié bi mooy nekk góor. moitié bi nekk jigéen. baax na. kon ci loolu noonu bu fekkee ñu porté ci sa choix jël la ci boole la ci liste yi. ba suñ borom jàllale la ci kooku neex ba neexul dama ko ci remercier dama ko ci féliciter di ko ci remercier. au nom de toute la population de Altieri de la coordination bi nga xam moom laay gérer fii nii Altieri ñoo ngi ko ci delloo njukkal di ko ci sant ci loolu tamit bërki démb rek keroog
samedi dañ ko see sargal. parce que daf ñoo defal loo xam ne nii ku ñu ko defalaat ku nekk dañ naan ko da nga ñu ko defalaat mais Tafa Diop defal nañu ko ba pare muy def ñu conseil municipal d'abord pour ñu mën di fekkee ak di wax suñu xalaat ci pencum ndawum Louga. muy ci municipal bi ñun tamit ak équipe bi nga xam ne moom lañ àndaloon. ñu sargal ko ci sargalaale tamit tous les adjoints au maire ak équipe municipale bi nga xam ne moom la àndaloon battre campagne ba yàlla may ñu lim ñu may. lan ngay wax ci dund gu seer gi sukar ceeb diw lépp yokku na finalement te loolu nag vraiment nag yéen nag waxoo ñëwoon lii nag kenn waxu ñu woon ni dund gi nag dem ba augmenté wu dem ba toll fi ba nit ki sax ñemetu ko sax utiliser léegi. waaw dund gu seer gi mën naa la wax ni maîtriser wuñu lan moo ko waral keroog dégg naa ñu naan du suukar si nga xam ne moom la ñuy defaree Sénégal lan yokk mais suukar si nga xam moom la ñuy importer moom lan yokk taxes yi. mais suukar Sénégal amatu ko. non suukar Sénégal lim am ci suukar bu xoolal boo defee risaatul usine bi lim def ci defal suukar. non loolu nekkul ko Sénégal loolu dañ ko defar uniquement pour génne ko dem jaay ko ci pas génne ba dem jaay parce que loolu tamit duñ ko seetaan gis nga bay sa wewu tànk di wax ni man xam lu ma bëgg. que état bi xoolaat bu baax muy si wàllu luyaas. ci wàllu denrée de première nécessité yi. ñu bañ di wax te après du am suivi. ñu bañ di teg ay charte ak ay règles ba pare du am suivi ñun loolu moo ñu dal. parce que tamit loolu moo yëpp woon nguur Abdoulaye Wade de. waaw parce que da ngay xool des fois commerçant yu mag yi dañuy jékki-jékki rek tëj lépp. mais état ëpp doon commerçant. pardon xam nga tëj lépp commencé. dafa manqué ñu commencé yokk ba heure bu leen neexee ñu baissé waat prix. te loolu tamit la faute revient à l'état nan waxante dëgg nan waxante dëgg la faute revient à l'état. temps yële si ginnaaw at yi ñu génn waxoon nañu loyer bi dañ koy wàññi tey ji boo xoolee tamit fi prix loyer yi toll kenn xamatu di wax ni loolu yëpp manque suivi de contrôle bi nga xam ne nii état moo ci war a wax ba pare teg ci bëtam di ci dox. mais tey jii buñ waxee benn fan ñaari fan woote génne bi dégg benn loi pare nañ ci yóbbu assemblée gars yi voté pare nañ ci xool toog 1 mois 2 mois nit ñi ku ci nekk ni sama kër la. parce que y a beaucoup de propriétés yoo xam ne nii intelligents qu'ils sont nu ñuy def dañuy bu loolu amee dañuy toog ba mu yàgg ñun la comme yow léegi wàññil nañ lu luyaas. dañuy bàyyi nga daw 2 mois 3 mois 4 mois ñun la dama bëgg a réflexionner waat nga génn boo génnee ñu woo kaneen luye ko yëpp yow li la doon luye yow mi xamoon affaire bi nu mu def te yooyu lépp tamit ça revient à l'état. oui ça revient à l'état te neexu ba neexul Sénégal. sonn nañu trop Sénégalais yi vraiment. lépp lu nga xam ne nii gouvernement bi mën na ko le président mën na ko xam nga la wax nan ko jéem. jàppale askan bi jàppale askan bi. voilà wàññi dund gi. wàññi yenn taxes yi parce que tamit Sénégal li nu am doyuñu fokk ñu jéggaani. bu fekkee li nu am doyuñu ñuy jéggaani ba pare nga ñëw bëgg a teg yenn taxes yi si loolu. kooku bu ñëwee lu ko neex la koy jaay. voilà ñu ñëw si crise bi am ci njafeeru njàngale mi enseignant nga je pense vraiment njàng bi sooxe na trop Sénégal parce que lu jege ay weer yi nii élèves yi bu demee duñ fekk seen professeurs yi seen classe vraiment de buñ ko continuer nii ba du jur année blanche. waaw xam nga dafa am loo xam ne nii ni mu demee la parce que boo xoolee Sénégal syndicat yi dafa bari loolu ñun ñoo ngi bokk ci G7 lundi bee passé la ñu commencé dugg ci mouvement bi. commencé di débrayer lundi mardi mercredi jeudi grève totale di wax ni comme ni ko sama mbokk jàngalekat yépp di jooye lu am la am na lenteur administrative. loo xam ne nii képp kuy jàngalekat yaa ngi koy déplorer mais tamit ci côté professeur yi am na ay dëgg sa rësal yoo xam ne nii moom la ñuy bëgg a galgal état bi mooy ci système de rémunération boobu ñuy wax. diplôme égal salaire égal. di wax ni am loo xam ne nii loolu moo tënk te di wax ni tamit état tamit balaa muy dugg ci leen loo xam ne nii parce que loolu dafay nekk continuité la. gis nga
salaire ak yokkal ma lii bokkul. gis nga tey jii comme ni gars yi di juuxoo naan liñ def ci Lions yi buñ ko joxoon jàngalekat yi coow li jeex. gis nga Lions yi benn yoon lañ leen may bu jeex te buñ leen may sax dañ koo mayewaat mais salaire quoi. c'est à vie day continuer. day continuer baax xamuñu loolu. xam baax na. di wax ni man daal li may wax mooy que état bi nangu toog ak jàngalekat yi. nangu toog tamit ak parents d'élèves yi nangu toog ak bépp kuréel boo xam ne nii moo ëmb njàng meeg njàngale mi ñu toog pour une bonne fois pour toutes ñu jéem a régler ce problème. voilà jot na te bañ a bàyyi ay propositions yi nga xam moom la ñuy def mu jëm kanam ak yooyu noonu. li mën a ne ñu waxtaan ko ñun tamit jàngalekat yi ñi nga xam ne ñooy jiitu ñoo yor ñoom lañ jox suñu baat xam baax la. ñu nekkal ñu ci kaw tamit ñu xool li nga xam ne te nii tamit lu mën a nekk la li nga xam mën na nekk xam baax la. te lu réalisable la proposition yoo xam ne lii kat ak i lay doon xool ñu jël. parce que tamit nan xam ni syndicat gis nga bis bu ñu la defalee li nga war li nga laaj yëpp ba pare. xoola sa existence dootul am parce que syndicat dafa nekk benn structure boo xam ne nii c'est comme benn parti politique fokk muy am lu muy revendiquer am lu muy laaj pour di exister mais bu demee ba nga xam ne syndicat yi amatul lenn lu ñuy laaj. kon kay seen place amatu fi njariñ. suñ amee satisfaction totale amatul lenn lu ñuy laaj mais kon seen place amu fi njariñ di wax ni te jamono day dox. tey jii ak lu ñu mën a defal jamono day dox d'ici peu de temps après day gis affaire day changer te li gars yi naan si la musique change la danse va changer. xam nga la bu affaire yi changer rek après da ngay gisaat yeneen kii yoo xam ni moom la ñuy tegaat ci table. voilà jërëjëf Serigne Moustapha Seck xam naa ne li ñu cëraloon ci waxtu bi dépassé nañ ko ay minutes yu bari sax bëggoon nañu waxtaanee sacré Sénégal bi trophée bi vraiment bëgg nañ ci woon waxtaan xanaa rek nga am loo ci dëxëñ rek après nga joxe sa fin de la moom. waaw di wax ni loolu c'est un travail à long terme dañ ciy gërëm ñoom Bruno Metsu. xam baax la ñoom El Hadj Diouf équipe ñoom El Hadj Diouf. ak ñoom Fadiga ñoom Sa Diaw mooy équipe boobu noonu. équipe bu 2002 bi. li jiitu loolu sax moom ak Henri Camara Esperzac. moom mooy d'accord waaw moom mooy l'allemand. nga xam ne nii pratiquement moo ñu defaloon amour football. nga xam Sénégal yi commencé am benn sympathie ci équipe nationale bi. ñoom El Hadj Diouf ñëw yokk loolu. nit ñi commencé nag am bëgg-bëgg naan war nañ ko mën a am. parce que ñooñu njëkk a yóbbu final. loolu tamit gars yi bàyyiwuñ ko te ñoom tamit ñoom El Hadj Diouf lu rafet ci ñoom biñ paree ci loolu tamit bàyyiwuñ mais dañoo ñëw tamit parce que boo xoolee ni équipe boobu équipe 2002 bi moom mooy xool l'entraîneur faisait partie de l'équipe de 2002. muy Aliou Cissé di wax ni kon ñoom. ba fii ñoom ñoo ñëw xool ba xam yoon wi xam fi ñuy jaar ñu ñëw jël seeni rak seeni jarbaat gunge leen tekk leen ñoom fi ñu yamoon. ñu jëm leen a pousse pour ñu àgg pour ñu jëli sacre bi. di wax ni kon ñoom keroog man sama xol sedd na sedd boo xam ne nii. billaahi wallaahi ku gis keroog Sénégalais yi nii mel. contentement bi ñu am. jaroon na jël bu laajoon ñu jël fukki milliards sànni ko géej jën ñi lekk ko. te Lions yi gañ xool dañ koy def. rawatina rek ba ñëwee di leen ci jox décorer leen parce que man yaakaar naa ni décoration bi ñu leen defal Lions yi moo leen gënal ay milliards. moo leen gënal ay milliards franchement moo leen gënal ay milliards. dafa leen décoration décor rek baax na. li nit ñi naan la xamal la nit ñi war a bàyyi président daf fekk jal bi si dolli suuf gis nga teraanga. bu fekkee ne ku yor ku am dara. doo ko teral ko mënu koo teral doomu aadama. xam baax nga. parce que ngën gi mi def moo ñu gën ñun yëpp avant muy nekk boobu la ko suñu borom teral. te bi mu wàccee da ko tee boolal ay teraanga. di wax ni kon loolu noonu man dama koo xeeb ci mbégte gi nu am yaakaar bu tasul gi nga xam ne suñu borom da ko jaarale ci ñoom. man lépp lu leen nit defal xeeb naa ko di wax ne nag xam ñàkk faa dem. moo jafe. mais dem fa dellu fa. jafewul te ku xam yoon wi tamit tukki dootu la jafe. di wax ni
yàlla nañu suñu borom yàlla na bañ a nekk suñu dernière coupe d'Afrique. te fi ñu jaar ba indi coupe d'Afrique bi yàlla na leen gën a yomb ñu jaar fa indi ñu coupe du monde. coupe du monde incha allah. parce que président dafa leen bu ngeen demee demi-finale mais man jàpp naa ni xale yi buñ ko gëmee ak détermination bi nga xam wane nañ ko si kaan bii nii. fulla bi nu am xam ni dañ leen a yónni yàkkamti leen. président war leen a war a wax bu ngeen demee demi-finale da leen war a wax dem leen finale. dem leen finale. te xam ni mën nañ ko mën a indi. parce que seen i coéquipier la ñuy àndal du football dans les grandes équipes. voilà te ñoom la ñuy prouver dañuy def foofu noonu boo xoolee am nañ ñoo xam ne nii jël nañ coupe du monde te defuñu lu toll noonu seen équipe. voilà. sa dernier mot. waaw sama dernier mot may remercier les Amazones d'Alger. di remercier le ministre maire Moustapha Diop ñi nga xam ne nii politiquement daf ma jàppale. parce que c'est un ami ce n'est pas nekkul sama leader c'est un frère pour moi. mu jàppale ma tamit jàppale mooy lan mooy mu jox ma nopp jàppale mooy lan mooy mu may dégg jàppale mooy lan mooy que su ma jugee am benn vision wala benn gis-gis ci politique su ma ci partagé moom. mu ne ma amul problème Moustapha defal ba nii mësuma fàttaliku lu ma xalaat rek bëgg ko doxal ci politique rek mu ne ma non loolu du am. ça veut dire que ni kon sama xalaat doy na ko. beneen bi si topp tamit mooy mu nekk nit bu bëgg fii ma dëkk muy Altier. fii ma dëkk du ko bëgg. dafa mos ñëw Louga mu war a def benn visite politique te du ñëw Altier. lu muy def test bi fii lañ koy defee fii la koy ibbee fii la koy tëjee bu dee financement ñooy njëkk a am. bu dee wàll matériel yi nga xam ne nii doon na ko joxe matériel d'allègement yi nga xam moom lañ joxoon ay bâche ay siège ay cin ay mbana lépp ak seen accessoire jox ñu ko pour jigéen ñi di ci liggéey te fii de suñu quartier bi jigéen ñaa ngi ci liggéey ñoo ci gis seen bopp ba ci def seen projet di def seen transformation céréales fruits et légumes ak jus yooyu yëpp ñu koy def di wax ni loolu bu fekkee ni boo amee leader bu lay jàppale gën la bëgg sa quartier saa yi wëlbati koo ñëw jaar fi ñëw toog waxtaan ak ñoom nemmantante ak ñoom te lépp lu nu ko sas tamit mu nangu ko neex ba neex dama naan ko un grand merci pour moom ak équipe bi nga xam ne tamit nangul nangu ko parce que bu fekkoon da koy bëgg tamit te équipe bi muy àndal di ko bañal tamit yaakaar naa ni du sotti mais man xaw ma nu ma ko mën a waxee sama bopp may remercier mais maman Amazone parce que say yaay bu ñu demee ba porté ni ñooy say Amazone ba pare jàppale ma tamit ba pare nangul ma déglu ma nekk seen Baay Faal tamit ñu nangu tamit fu ma leen woo tamit ñu fekk ma fa bërki démb ñu sargal le ministre ma dellu tamit njukkalaat leen di leen wax ni politique nii la dañuy dégg lu nekk nag dañuy dégg lu nekk la nit ñi wax mais nañ ñu jàpp tëw a bàyyi am nañ yéene si man am naa yéene si ñoom ki ñuy jàppale am na yéene si ñun am nañ yéene si moom voilà di wax ni bu léegi olof Njaay naan ñodd bu dakkul day daal di dikk di lay remercier yow tamit Debba ci liggéey bi nga xam ne nii liggéey bu mucc ay bi nga xam yaa ngi koy def pour di gën a jege askan wi di leeral tamit lépp li nga xam ne ni waa Louga waroon nañ ko xam te xamuñu ko ngay dem ba si ñoom te li si gën a neex ko koy def sans aucune condition yaa koy dox yaa koy wax def say déplacement laajoo kenn dara waxoo kenn dara loolu dafa jafe fii ñu toll nii parce que ku ci nekk yam xam na ni presque fi muy yóbbu doomu aadama kon nit bu fekkee dafa jug woo la téléphone def déplacement am lu mu bëgg a xam ci yow pour àggale ko askan wi waa Louga yow tamit waa Louga waruñu laa fay di la wax ni lii yàlla na dem ba nekk ay télé suñu borom mën na ko te ñëpp fu gën a néew fii lañ commencé te egsi nan di wax ni boo góorgóorlu da nga romb fii nii jërëjëf Serigne Moustapha Seck ADL TV ñu ngi la jaajëfal baax a baax merci ADL ok